mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte teewaat fii soir d'info pàcc bu njëkk bi ci kàllaama Kocc ñu am mbégte dalal professeur Malick Ndiaye sociologue la université Cheikh Anta Diop bu Dakar professeur Malick Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. alors tolluwaayu réew mi waaye plus particulièrement la ñuy waxtaanee mais plus particulièrement ñu tàmbalee université bi nga xam ni foofu nga nekk di fa jàngale gis nañ situation bi ak école u Sénégal. Bambey yëngu-yëngu yi université Dakar jël na université Saint-Louis xam nañ problème bi wax nañ ko fi waxaat ko fi si sa gis-gis lan mooy solution bi donte yow mun nañ jàpp ni téere yi nga tegle fii def nga ci jàngat yu bëri benn bokk na ci it contre la dictature des urgences anticiper l'avenir defe naa tënku na sax ci sa titre livre bi bismillah. waaw bismillah rahmaani rahim xam nga. Serigne Mountakha dafa yónni Serigne Bassirou Porokhane mu ñëw dem wër parti politique yépp muy opposants yi ñi nekk ci nguur gi société civile yépp ni leen dëkk bi soxlawul ay bal yu ñuy tiire soxlawul tamit ay xeer yu ñuy sànni loolu sëñ Mountakha moo ko wax. loolu li mu tekki. mooy nit ki bu dee gore nga. ci li nga gëm. ak ci li ngay wax. da nga war a seet sa doxalin. Monseigneur Benjamin Ndiaye moom mooy yore église bi. kadalika loolu wax na ko ba leeral ko. ne nañu def ndànk. waxuma la nag affaire ki ñuy wax le prêtre musulman. l'abbé Jacques Seck. l'imam chrétien. abbé Jacques Seck dafa leeral affaire boobu bu baax. bi ma ko mujjee gis dafa leeral ba pare ne ma waylun li kulli humazatin man ko mais yow looy wax ni. mu ne ma mais loolu musulman yi moomu leen ko waylun ñëpp a ko moom rek commencé dóor poñam kon nanu góorgóorlu muy chrétien bi muy musulman bi muy ñëpp muy ñi nga xam ne ci tradition yi maam yi lañu nekk nañu def ndànk ñuy waxtaan di toog di déggoo ak di dégg tamit bu boobaa incha allah jàmm bi nga xam ne moom la ñuy wut dana mën a dellu si kon université yi maa ngi jaale vraiment waajuru xale bi dem Bambey loolu moom Kaolack la dëkk de waaye metti na trop léegi nag ñi nga xam ne lu mat 200 ñaar téeméer ñoo xam ne dañu dugg ci restaurant bi mu am ay yu leen dal ñooñu li leen dal moo dafa mel ne li nga xam ne moom moo dal étudiant Ndakaaru yi ku mel ne Pape Abdoulaye Touré mais Pape Abdoulaye Touré 200 yooyu lu leen dal pour mu leer. dégg naa ne restaurant ba ñuy lekke moom moo leen jox loo xam ne da leen a feebar ba ñoom ñëpp ñu yóbbu leen ci hôpital kon loolu war nañ cee jóg. mais professeur pour mu leer aussi xale bi génn àddina ñuy masawu njabootam ak famille am ak étudiants yëpp d'après l'autopsie leneen la ñuy wax problème hépatique la ñu évoqué l'autopsie. waaw ay xam nga rek nañu suturaalante rek. xam nga Sénégal moom. non c'est que pour les faits ak pour la clarté. déet clarté bi tax moo tax may wax xam nga bu fekkoon ne dafa feebar. te li ñuy wax intoxication bi ñëwul. mu gaañu kenn du ko waxee kon intoxication bi dafa am lu mu liggéey. ci feebar boobu. loolu rek la. kon nañu góorgóorlu rek ñu suturaalante. ñu bañ a wax kenn moom moo def lii. def la waaye nañu xam ne ndakaaru gi. ku ñemee dem université nga dem xool étudiants yi conditions yi ñu nekk. boo demee Ndar. fu ñuy dëkk boo demee Ziguinchor ñoom xam nga ne ñoom ñu ngi ci mouvement yu rëy loolu dafa mel ne dafa ànd ak
transporteurs yi doon grève temps yi dafa mel ne lu jege ñi nga xam ne ñooy sàmm yi mais sàmm yi yooxu nañ fi ba tey muy pêcheurs yi ñi nga xam ne dañuy napp mareyeurs yi yépp kon nag te mu waxal la benn affaire de même juge yu bare def nañ fi grève lu tax ndaxte li ñu waxoon dañ leen koy fay surtout li ñuy wax juge consulaire yi da nga may dégg de chambre de commerce yi juge yi fay ñu leen seen xaalis ba léegi kon situation bi Mahmoud Saleh Mor Ngom Macky Sall Mimi Touré ak yéen ñëpp ñoom Seydou Guèye ak ñoom ñëpp jël leen seen responsabilité nañu daal di def li nga xam ne moom lañ waxoon. bi ñu demee mais justement lan la ñu waxoon ñi ngi ko doon waxtaanee avant ñuy yegg si ci place lan la ñu tënkoon surtout par exemple dans l'enseignement lan la ñu waxoon te defuñu ko assise nationale jaar na fi ay réformes. nañ ci duutaan baaraam. xam nga sama camarade. fàttali day baax rek. fàttali bi mooy. livre baa ngi nii de. Où va la République. kii man fans club bu Macky Sall laa bokk de bu fi kenn leeral bu fi kenn réer de. waaye. nawle. mooy ki nga xam ne boo àndeek moom mu nekk sa nawle. daf la naan watawat kon enseignement supérieur la ñu waxoon. oui. dafa mel ne dañ koo teggi def leneen oui. kon loolu doy na waar trop. mais fàttali lan la ñu waxoon yan ponk yoo xam ne bu ñu ko defoon dina delluwaat ci yoon bu baax bi. enseignement supérieur moom. comme ni ko Senghor waxee. comme ni ko Cheikh Anta Diop wone comme ni ko Abdoulaye Wade jëfee. ndaxte moom bu dee diplôme la rek. addina bi yëpp kenn ëppalewul diplôme Abdoulaye Wade macha allah. comme ni nga xam ne noonu la ko sumu camarade président bi Macky commencé woon di ko jëfee depuis bi ñu demee Mbodiène en septembre 2011. kon Macky Sall dafa commencé woon ne day defaraat université yi lépp jub. muy nombre étudiants yeeg liggéey yi formation yi ak yëpp. am na d'ailleurs suñu benn camarade professeur bu baax. ku tudd Souleymane Gomis ku ci def benn livre bu am solo livre boobu dafa wone naka la ñuy def ba ñi ñuy wax njàng mu kawe mi mu mën a defar ay nit yoo xam ne danañu yomb ci am liggéey. kon fii bu ñu defee ndànk rek ba xel dellu si ñu bàyyi nag comme ni ko sëñ Bass Abdou Khadre waxee fàttali ko affaire politiciens yi. sëñ Bass Abdou Khadre moo ko wax de. barki démb. oui ñëpp dégg nañu wax kon nañu góorgóorlu ñu xam ne Sénégal li mu nekk mën na cee génn. waaye na ci boole teraanga boole ci yamaay boole ci ku ne wàccal sa bopp di déglu kilifa yi di déglu église yi di déglu confrères yi di déglu ñëpp. loolu buñ ko jéemee. incha allah réew mi dana mën a demaat fi nga xam ne moom la ñëpp bëgg. waaye man dama rus sax université démb. ci suba. laa xawla wala xawta da ngay nekk ci sa bureau wala yeneen prof yi di jàng di dégg ay bal tuy loolu mooy lan kooku université la déedéet. kon jafe-jafe bi li gars yi def Bambey di ko def Ndar. di ko def université Gaston Berger di ko def ca Casamance mi Ziguinchor loolu. dafay indi jafe-jafe. mais bokk na ci li ñuy jooy justement ñoom violation franchise universitaire yi ak tolluwaayu système bi ni mu demee ne franchise universitaire yi ndax jarul ñu nattaat ko. sànq dama woo sama camarade boo xam ne moo nekkoon secrétaire général du SAES muy Ndiassé Diop. moom mooy médiateur. nee na tey jii am na waxtaan bu war a am. jamono ji ñuy àddoo jamono ji am waaw wax na ma ko actuellement oui. waxtaan boobu nag bu ñu ko sooxee. nañ koy jéem a di ko def bu même bu fekkee ne coow amul xeex amul. ñu bañ ba xaar comme ni ngay wax ni urgence. boo xaaree ba urgence. juum nga. kon li ñu wax ne dañoo war a dellu siwaat ci sunu mbaax. ci sunu jikko. foofu lañ tolluwaat tey jii. kon muy opposant yi muy Gakou
muy Sonko muy Cheikh Bamba Dièye muy ku mu mënti doon. muy waa politiciens yi nekk pouvoir bi. ay ñoom Moustapha Niasse ay camarades président Macky Sall muy ñoom ñëpp. muy société civile yi ñoom Alioune Tine ñoom Seydi Gassama ak ñoom ñëpp li ñu bëgg tey jii. ak waa jàmmi réew mi. ñoom Babacar Gueye. li ñu bëgg tey jii mooy réew mi na xoolaat boppam. waaye li xew mooy lan dañuy ñëw rek ñu naan la article 22 bi lii la wax article 32 bi lii la wax article lan laa xawla wala xawta article yooyu nañ ko bàyyi teg ko fële ndaxte bu fekkee ne suñu jikko moo jiitu article yooyu nan waxtaane jikko. mais justement est-ce que étudiants yi génnuñu ex nihilo ci société bi la ñu jógee ci kër yi lañ jógee ci njaboot yi lañ jógee. est-ce que du foofu la affaire bi kon njëkk sooxee. kon wax nga ko bu baax. étudiants yi. moo tax ma ne leen ñiy wax violence dama ne leen doucement. étudiants yi defuñu violence de. lu ñuy def résistance ak violence waaye kàllaama tubaab daf ñuy nax. violence ñi koy wax ñëpp dañuy wax rek di dérouler ay waxu tubaab. déedéet fitna li koy yee mooy dafa mel ne dafa am ñoo xam ne dañoo làqatu ci gannaaw Macky wala ci pouvoir yi wala ci ministère yi. di def seen yëfu yoo xam ne léegi xam nañ nu mu demee. kon nañu góorgóorlu rek ñu xam ne violence nekkul ci dëkk bi du moom moo jiitu c'est faux. li jiitu ci dëkk bi mooy nit ñi dañoo dem ba ne mbéjum kanam boroom a koy loolu mooy résistance. kon attention tey jii mburu mi yokk na. mais mburu mi yokk mi dana Malick Gakou wax na ko kooku catastrophe la. parce que liñ ci yokk dana ànd ak yeneen yokkute yi ñu gisoon mooy lan ceeb bi. mooy jën mooy yàpp foo loo laal ñu yokk ko. te am na loo xam ne mi ngi waaj a ñëw de mooy yokk gaz bi ak pétrole bi. Europe commencé na. ba noppi nag européens yi dem waxtaan ci seen biir mel ne conférence de Berlin 1884-85 ne léegi muy pétrole muy gaz muy ressources yooyu bu ko kenn financé ti moo tax Macky Sall wax na dëgg de. Macky Sall daf ne leen loolu c'est pas normal. Macky a raison de mon camarade président la j'espère que dana dellu si waat ci yoon bi nga xam ne daf ko bàyyi. kon problème bi mooy bu fekkee ne européens yi ñoom ñoo yàq addina bi. ñoom ñoo yàq climat bi. ñoom ñoo def lépp lu bon. ci liggéey ba tey jii ñu ne benn dëkk dootu fi développé fii lu ñu def nañ toog waxtaan. kon muy opposition muy pouvoir muy syndicat yi centrales yi ñoom Mademba Sock ñoom Guiro ñoom ñëpp. na gaa ñi ñëw ñu waxtaanee dëkk bi waxtaanee mbiru dëkk bi te bàyyi guddeeg bëccëg rek naan. article 22 de la constitution article 54 20 yooyu du sunu mbaax. te boo ko seetee ba seet ko waaye loolu moom nañ ko bàyyi dañ koo soppi rek benn yoon ndax foog ñu am ci lu ñu tënku mais ba léegi pour rester dans l'enseignement est-ce que jotul tamit ñu xoolaat université yëpp en général ndax les bacheliers nga xam ni université yi ñëpp xam nañu mënatuñ leen résorber amatuñu fu ñu leen dugal est-ce qu'il n'est pas temps d'inventer un autre système est-ce qu'il n'est pas temps de revenir aussi système excellence que ce soit pour l'attribution des bourses après ñu xool ñeneen ñi ndax dañuy am aide whatever mais ñun ñëpp nañu boursier système boobu je pense que dafa atteindre ay limitam. waaw nañu ànd ak tey rek ak dal. te ki ngay wax bu ñu waxtaanee ñuy waxtaanee loo xam ni buñ ko tënkee dinañ ko mën jëfee maanaam nguur gi di diggee loo xam ni dina ko mën a def waaye ñiy laaj ñu laaj loo xam ni xam nañ ni mën na nekk. waaw li nga wax moom lu am solo la. waaye fii moom comme ni ko Serigne Mountakha waxee. comme ni ko Monseigneur Benjamin waxee. il faut que ñu ñëw ànd ak dal. ba ñépp nangoo waxtaan. ku ne di déglu sa moroom ñu seet li nga xam ne mooy sunu mbaax ñun jafe-jafe bi ñu am loolu sunu kilifa yépp
wax nañ ko. mooy dañoo jël xam-xam bi nga xam ne moom la nu maam yi bàyyeel xam-xam bi nga xam ne moom la l'islam bi mu ñëwee dëgëral daf ko maaruuf xam-xam bi nga xam ne moom la christianisme dëgëral xam-xam boobu nga xam ne maam yi dañ ko fi bàyyi dañ koo jël rek teg ko nii ci sunu mbagg mais xam-xam des ko teg ci mbagg mel ne mbaam mu yenu ay livre masalu ladina hummilu tawraat summa lam yahmiluha ka masalul himar c'est-à-dire que bu fekkee ne dangaa jël ay xam-xam ay livre nga teg ko fii naan way sëñ Touba jàngal nañu Alaaji Malick ñëpp Vatican II Monseigneur di ko wax yow yaa ngi ñuy poser problème ndaxte xam-xam bi jëfewoo ko kon li nga xam ne tey jii moom la ñu war a jéem mooy nanu boole xam-xam yi nga xam ne moo fi wóor tegu fi ñu bàyyi di ko teg nii rek ci sunu kaw kii bi mbagg yi di ko jëriñoo kon problème bi nga xam ne moom lañ am loolu prêtre musulman imam chrétien bi leeral na ko bu baax muy abbé Jacques Seck mooy nanu jaadi dellu si ci li nu moom ci li nu mën loolu du question opposition ak pouvoir du question étudiant ak professeur du question transporteur ak koo xam ne dafay seet di dawal oto wala di mbëkk nit ñi ak di cak-cak ay yooyu déedéet nanu góorgóorlu kon man loolu moo tax ma bëgg réew mi waxtaanaat ci mbaaxam ci li nga xam ne moom la ñu bàyyil muy xam-xam muy maaruuf loolu buñ ko waxtaanee ndànk te du am bal du am yet bu ñuy dóoree wala kenn xamuloo bu baax alors wax bi it dina jafe ñu bañ a convoquer contexte bi yëngu-yëngu yi est-ce que du élection yi ñu dëgmal moo ko waral contexte bu favorable la à la contestation sans faire de jeu de mots contexte contestation mën na nekk ni nga ko waxee maanaam élection yi ñëw am na ñu ciy profité politique juux ci mbir yi d'autant même si université moom politique mosu fa jóg mais quand même est-ce que du yëngu-yëngu yi on peut soupçonner qu'il y a des soubassements politiques moo tax nañu déglu bu baax a baax li sëñ Bass Abdou Khadre wax bërki démb am na solo trop lu mu wax nee na politiciens yi taalibe bu leen topp démb ñoom tey nekkatuñ fi politicien bi bu fekkee ne da nga ànd ak sa kilifa diine ëllëg sa kilifa diine da nga ko gis kon tey ak ëllëg ñoom ñoo ànd waaye politicien bi mën nga ànd ak moom tey muy xeex dugal la ci xeex boo xam ne da ngay xëy suba teel rek mu génn ci bàyyi la ci yow loolu sëñ Abdou Khadre moo ko wax te xam naa ne loolu dafa ñu indiwaat ci nanu def ndànk delloo siwaat suñu xel delloo siwaat suñu mbaax toog ñemee waxtaan ñemee dëgg kon loolu man wóor na ma ne bu ñu ko defee incha allah dëkk bi lépp luñ fiy bañ danañ ko waxtaane te ku nit ki balaa mu koy def dana ne lii duma ko def mukk kon nit ki nga xam ne da ngay indi rek benn loi nga naan ko article 22 article 23 kooku yàq nga jikkoom bu yàgg jikko ci boppam nit ki bu fekkee ne moom rek moo nekk moom ak boppam ak yàlla ak li mu gëm am na loo xam ne du ko def du ko mos a def ndaxte dafay xam ne lii dañ ko koy aaye yar nañ ko ba yar bi dugg ci xolam dugg ci xelam waaye lan moo am léegi dañ la naan grawul loi bi nee na mais loolu bu dee justice bi loi bi lay wax bu dee assemblée nationale yéen a ngi fàttaliku bi ñuy voté parrainage bi vote sans débat la woon de Macky Sall ak Moustapha Niasse ñoo ko def de ñu ne vote sans débat ñoom ñoo wax vote sans débat ku mel ne Bougane Gueye Dany ñu dindi ko ci élection yi ku mel ne ñoom Gakou ñu dindi leen ñu dindi ñëpp kon loolu nañu jéem
ñu def waxtaan waxuma la nag affaire ay ñoom Khalifa Sall ak ñoom Karim Wade ak yooyu kon dëkk bi dafa dem ba foo xam ne il faut que muy opposition muy pouvoir muy société civile muy ñëpp ak marabu yeeg sëriñ yeeg yëpp église yi catholique yeeg ñëpp il faut que ñu toog waxtaan. yaa leen fi tudd Karim Wade ak Khalifa Sall xalaat nga ni jamono ji ñu toll amnistie war na am jëm ci ñoom. xam nga man lu tax d'accord ma ci amnistie. d'accord ci amnistie. amnistie d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg. tax te Karim Wade jox na ma kàddoom. te Khalifa Sall jox na ma kàddoom. ñoom bu ñu leen amnistie rek dee nañ. attention de. lu tax. parce que dootuñu amati droit amnistie ni ko ñenn ñi di waxee xamuñu ne bu ñu la joxee amnistie. yow dee nga amnistie mooy li ñu la daaneele. dëgg la kon yoon dal na la yow pare nga amnistie kon bés boo fi déggee Karim Wade mu ne bëgg na amnistie rek xamal ne Karim rey na boppam te xam naa ne Karim ñemewu ko wax de Khalifa Sall kazalika kon ñoom bëgguñu amnistie tey bëgguñu. kon pour ñu dellu si ci langue politique bi ban yoon a am xanaa changé nee nañ article loi code électoral bi am na ci article bi nga xam ni L29 la su ma juumul. bi wax ni si tu n'es pas électeur tu ne peux pas être éligible il suffit tout simplement de changer foofu. jarul sax ñuy dem ay loi d'amnistie donc. xam nga affaire bi na nga fàttaliku ne bi ñuy topp Karim Wade benn liste moo amoon lu mat. 25 su ma juum lu mat 25 ba 28 ñu ngi ci woon. léegi kenn ci ñoom rek lañ topp mooy Karim Wade. ana ñeneen ñi. boo xoolee bu baax ñeneen ñi dem nañ dugg ñu ngi ci pouvoir bi. ñu ngi ci fii ñu ngi ci fa. kon coow li mooy li nga xam ne moom la ñu waroon a defaat dafa mel ne dañ koo moy kon léegi dëkk bi fi mu toll nii Khalifa Sall kadalika ni ñu jàppee Khalifa Sall ni ñu ko defee mais léegi xam nga ne moos Khalifa Sall gars yi dañoo gaawantu. dal ci kawam. Sonko ñu gaawantu dal ci kawam waaye monsieur Faubier anamu mi ngi dox ay soxlaam. kan mooy monsieur Faubier. kooku du ma ko wax man. monsieur Faubier ki ñu jàpp ni kroj mi ngi wër fu nekk ma ngi fay dugg léegi ñu jàpp kilifa jàpp waa Y'en a marre yi jàpp waay ñii kon créer ay problème gi Marius Sagna kon nañu daal di góorgóorlu delloo si xel delloo si jom. ak delloo si jomb maanaam nit ki lu xam ne boo nekkee opposition da ngay wax oui il faut que ñu def lii il faut di wax boo demee pouvoir rek mu mel ne du yow loolu lan la tekki mooy waylun li kulli humazatin lumazatin ladi jamaa maalan wa adadahu ñi nga xam dañu wut xaalis rek di ko wàññi di ko toxos di ko lii di ko laa ñoom foog nañ ne xaalis dina leen sauver di dajale di avancer waaye ëllëg gis nga fii suñu quartier bi demal nga xool ci gannaaw suufu lébu yi loolu doy na waar trop boo demee Fouta kadalika boo demee Casamance foo dem dëkk yëpp dañoo dem di nangoo suuf si di jël suuf si Louga noonu fépp kon nañu góorgóorlu ñu xam ne li ñuy wax élection locale yi nañ ci profito ñu waxtaan te bu fi am bal yu ñuy tiire muy pouvoir bi bu fi am tamit ay xeer yu ñuy sànni. yaa ngi wax waxtaan ban xeeti waxtaan xanaa dañ koy tënkati ci assise nationale wala liñ fi assise doy na sous quelle forme waxtaan boobu dialogue national gis nañ ko fi ak dialogue politique bu ñu jumelé lu mu jur naka la ñuy waxtaaneeti lan la ñuy waxtaaneeti. kon nañu góorgóorlu rek xam ne lii monseigneur Benjamin wax c'est très important lii Serigne Mountakha wax kadalika li Serigne Mbaye Sy Mansour wax kilifa yi ak li roi Doussou yi wax muy Simili Mbaye Diédhiou loolu dafa am solo bu mag bu ñu dellusee ci ni nga xam ne noonu la maam yi daan jëfe danañu xam ne yoon yi nga xam ne moom la ñu tubaab yi imposé
doxul ay simis yoo xam ne baaxul ci ñun la. kon waa ji nga xam ne day wax article 1 article 22. bu fekkee ne moom dañ ko koy appliquer daf naan na ngeen jaar ci yoon na ngeen def li article bi wax. waaye bu dee moom moo koy appliquer keneen rek dafay def. naka sudul noonu kon am nañu loo xam ne fii ci dëkk bi bu nu nangoo déglu nangoo waxtaan. nangoo dégloonte nangoo seet ku juum ba pare da nga koy daal di defaraat tout de suite. wala yaxillu lahu an yuwaqira tawbata c'est-à-dire que bu fekkee da ngaa juum mais da ngay rectifier tout de suite ñenn ñi boo juumee ba pare doone damay xaar lan ngay xaar boo juumee ba pare maintenant am na loo xam ne nag man ci marabu yi laa ko jàngee de même yàlla kenn du ko xaar de xamul tax kenn du ko xaar parce que moom daf la teg ci yoon ba pare kon bu fi kenn wax damay xaar yàlla déedéet kon ñu dëkk xaar yàlla nag. déedéet loolu beneen affaire la beneen affaire la. ñooñu dañuy defar kon yàlla doo ko xaar ndaxte defaral na la yoon bi nga war a jaar. boo jaarul ci yoon bi nag dana la bàyyi de. dana la mere. alors professeur kon dañu góorgóorlu rek. waaw xam naa ni li ñu waroon waxtaanee yëpp xaju fi foog nga dellu si. non danañ dellu si et puis foog nga dellu si. kon d'accord nañ ni société sénégalaise jamono ji daf feebar. waaw waaye nag feebar la. bu ñu waxee rek ne feebar bi Macky Sall la déedéet Senghor ak Mamadou Dia bi ñu jàppante. dafa am ñoo xam ne ay lobby ñoom ñoo dugg ci seen biir parce que li dindi Mamadou Dia ci décembre 62 du woon assemblée de ci ay kër la amee ñenn ñi nee nañu Jean Collin ñenn ñi nee nañu Guèye kon problème bi mooy dafa am ay lobby. léegi bi ñu demee ci suuf. léegi bi ñu demee ba Senghor di dem ni mu joxee pouvoir bi mais grand Abdou kenn xaarul woon ñu jox ko pouvoir bi noonu parce que parti socialiste bi UPS bi discuté wul kon bi ñu demee tamit ba ñuy dindi mburoog sow ci PDS kadalika bi ñuy dindi Macky ci assemblée nationale kon dafa am loo xam ne nañu defaat attention. alors professeur régime moom nangu nañ kàddu gi depuis sax mais dafa waxtaan wi dafa neex ba maa ngi doon bàyyi ñu xabaabal ñu lay gërëm di la sant. ajaratu Fatou Kiné Deme toog na ngir xibaaru marax yi beneen yoon incha allah. ñu gën a yaatal waxtaan yi kon nag waxtaan rek. kese ñu waxtaan. ni bal ni pierre bu fi kenn saaga bu fi kenn tiré bal bu fi kenn sànni xeer. nañu waxtaan mooy solution bi alors léegi gannaaw page commerciale bi xibaaru marax yeeg Fatou Kiné Deme jërëjëf professeur. Merci. Merci.